Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde. ci tubaay bi ak doom ji ak xel mu sell mi na barke Yeesu Kirista suñu Boroom ak toofeelu Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen ñépp. sumay mbokk yi ñu ngi xumbal tey te di màggal Michel mu sell mi. Michel mu sell mi di saytukatu suñu jàngu fii ci Palo suñuy teral Michel ni kilifa malaaka yi lenn rekk mooy ñëw ci suñu xel Michel mi doon xeex seytaane Michel mi daan seytaane naka lañu war a def ñun itam ni ki kerceen ni ki dëkkandoo waa Palo jaarale ko ci suñu baptisé ñun itam ñu farlu lool di xeex seytaane di xeex itam lépp li nga xamante ne moo ñuy soreloo Yàlla tey ji de itam am naa bànneex bu rëy ànd ak yéen ñëpp ñi fi teew di gërëm Yàlla ci li mu jiite sumay tànk ba fi yéen am na juróomi at te xel mu sellam itam dénk ma beneen liggéey te mu war ko mettali fële te Jurbel di gërëm Yàlla ci li ñu dund fii te di ko jébbal sacrifice u l'Eucharistie bi le ngir màggal ko ci doxtewu mees bi le sumay mbokk yi nañu njëkk rek ci suñuy baakaar ndax mën a jébbal Yàlla bump l'Eucharistie bu sell bi maa ngi wéjal suma bopp nañu Yàlla borom kattan yërëm baal ñu suñuy baakaar te yóbbu ñu ko ca dund garul jeex ga.
sagesse admirable, Seigneur. Tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face. Nous ngi la ko dagaan ci barke Yeesu Kirista sa doom suñu borom ak suñu Yàlla moom mi di nguur ànd ak yow ak xel mu sell amiin tey ne abada. Il y eut un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens. Mais ils furent les moins forts et perdurent leur place dans le ciel. Oui, ils furent rejetés, le dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. wante léegi nag gis nañu ne mëtal nañu ko ak ndam ak teranga ndax coonam ak deewam. kon su fekkee ne jaar na ci dee gi yiwu Yàlla moo ko waral ngir mucc ñépp, ndaxte ndegam ki di bindkat te di borom lu nekk dafa bëggoon a am doom yu bare yu muy yóbbu ba ca ndam ga. lu war la woon mu jekkal ko ba mu mucc ayib ci pexe coonom ki di cosaanu mucc ñépp. ndege Yeesu mi di sellal ak nit ñi ñu sellal ñoo bokk benn xeet, moo tax rusul di leen oowee ay mbokkam. baatu gawam bi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu,
c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend, je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. ci dund waaye du ñu rek ñoo fi nekk te am na mbokki déglukat ak seetaankat ñooñu itam foog ñu déglu taatal tuuti kaddu yi ma leen di àddu léegi ka merun waroon a bépp dagi ku nekk yenn na ku nekkoon na ko be bar jamu asosfan di te o yen woto be bera yen dan masa wadi bi ga jamma ko be bar kel yene ye ko be lusi ye fa o Kenya maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teg ñëpp ñi fi nekk waa dëkk bi ressortissants yi et les amis fidèles am na ñi nga xam ne dañoo manqué mukk di ñëw Saint-Michel ndax teral kilifa malaaka yi ndax itam feddali kóllëre cofeel ak waa Palo seen teewaay day encouragé di yokkal waa Palo ci seen taxawaay ak ci seen ngëm bu ñu amee ñeneen ñi ñëw bokk ak nun kon nag war nañu gën a góorgóorlu ci ngëm ci du ma ñàkk nuyu monsieur le maire ñëw nga ak ñi nga àndal ak responsable yi yëngatu ci wàllu politique bi defar dëkk bi ñu lay ñaanal ndax yàlla bëtali li matul barkel la ndax nga mën a mëtali yéene yi maa ngi gërëm ñëpp xam naa ne ñu bare dugal nañu seen loxo ndax ñu mën a teew fi de tey te sax bëgguñu ñu tudda seen tur avec Pierre Claver dina ko wax ci kàddu yi muy tëjee mes bi mbokk yi li waral sama teewaay ànd ak Aberemo mi nga xam ne bokk na ci ñi gën a sës ci man ci liggéey bi xam ngeen ko mooy ma gërëm Abbé Pierre Claver bu baax ci liggéey bi mu daaneel file boobu ba tey wax na ko depuis 5 ans te ma bëggoon ngeen tàccul ma ko bu baax a baax merci Abbé Pierre dem ci ngoon jébal nga ma sa bilan du yow rek
ànd ak sa conseil yi ànd ak waa Palo yépp mbokk yi loolu mooy njabootu chrétien ni ñu koy faral di wax ànd nanu ànd gën a ànd dox jëm kanam ku nekk nag bay sa waar wax naa ko démb bu ñu waxee ne dañuy jàppale làbbe ndeke ku nekk am na ci wàllam làbbe bi jàppale leen ngeen jàppale ko jàppalante la yéen a fi nekk làbbe bi day jiitu rek te ku nekk jàppale sa moroom soobu ci liggéey bi ndax mu jëm kanam boo déggee bi na nag ci wàllum ngëm gi lu jafe la waaye du lépp la ñu mën a gis dundu chrétien xayma fi mu toll yombul ndege teewaayu xel mu sell mi la ak liggéeyam ci biir a biir xol yi te loolu kenn mënul wax ne fii la ñu jógee tollu fii waaye lii feeñ mën na as tuut màndargal li ci biir bu ma gisee ndiiraan bu mel ni loolu wane na as tuut fi ngeen teg ngëm gi ak fi ngeen fonk seen fête patronale Abbé Pierre su mën fii lu am solo taxawal na kuréel yu bare kon joxe na direction bi fi ñu war a jëm kër l'abbé taxaw ak leneen kon mbokk yi nañu jëm kanam bu ñu dellu gannaaw nañu jëm kanam ci wàllu wu nekk am na ko wax démb ne jàngu bi du tabax rek waaye tabax xol yi la ndax ngëm gi gën a fés coofeel bi ñu gën koo ràññee yaakaar bi gën a am doole kon nañu jëm kanam ànd ak Abbé Denis taxawal ndax ñu gis la voilà Abbé Denis yàlla na tàccu yi jëm kanam wóoru naa ko te moom itam wóoru na boppam ànd na ak cawarte ak yéene n'est-ce pas Abbé Denis très bien kon mbokk yi ni ngeen jàppee Abbé Pierre Claver na ngeen jàppee du noonu sax li ko sut Abbé Denis démb ci ngoon jébal naa ko sañ-sañ waaye nekkul sañ-sañu maa fii dogal wala maa xam lépp déedéet sañ-sañ bi l'abbé bi am mooy liggéeyal Yàlla mooy kattanu jiite ngir wane fi ñu war a jëm. C'est le pouvoir de service, d'enseignement, de sanctification et de guide du peuple de Dieu ici à Palo. Voilà, Abbé Denis, le pouvoir dont vous disposez. Il y a eu des progrès notoires ici à Palo, grâce à Pierre Claver. ci wàllu ànd bokk teew ak yore sa jàngu joxe
amal nañu fi ay progrès te gis nañ ko loolu mooy wane ne communauté chrétienne nu Palo mu ngi dund. Ce sont des signes d'une communauté vivante. Mais am na lu des démb avec Pierre nee na ma am na ba tey ñi ñu dul gis ñi ñu dul dégg ñi dul fay ñi dul ànd ci li ñuy def kon des na mbokk yi bu ñu bëggee sunu communauté jëm kanam war nañu teew war nañu ànd war nañu bokk war nañu tibb as tuut li ñu yàlla barkeel ndax communauté bi mën a jëm kanam. ñii ñëwoon ci xumbalu jubilé bi ci Thiès bu diocèse bi xam nañu ne insisté woon na bu baax a baax ci sopp sa jàngu na ngeen sopp seen jàngu fii ci Palo sopp ngeen ko de waaye na gën a jëm kanam. Le plus important mooy ngëm yaakaar ak coofeer ni ngeen ko xamee loolu mooy moo tënk dundu chrétien, la base de la vie chrétienne, la foi, l'espérance et la charité. ci yàlla la ñu jógee te dañ ñuy jëmloo fa yàlla yi leen di saxal mooy sacrement yi baatu yàlla ak ñaan. sacrement yi xam ngeen sacrement nu dundu chrétien, baptisé, communié, confirmé, etc. waaye ma insisté ci ñaar sacrement nu l'Eucharistie ak sacrement nu confessé ñooy dundal yiw yi ma tuddoon sànq ci sunu biir fit. sacrement nu l'Eucharistie fekke mees ak nangu communion bu sell bi waaye na fekk nga faral di confessé. xamoon naa ne waa Palo daawoon nañu faral confessé xaw ma léegi nag ñu ngi ci bété kon na jëm kanam. confessé am na solo mbokk yi mooy tax ba ñu sore seytaane. am na ñuy waxatu fii confessé am na solo sacrement yooyu ak faral di déglu baatu yàlla du déglu rek waaye nga fexe ba lii baat bi wax nga jëm koo dundee loolu mooy déglu baatu yàlla ak ñaan. yooyu ñooy gànnaayu chrétien yi dàq seytaan yi. ku jàppul ci sacrement yi doo taxaw ci kanamu seytaane def lay yomb daaneel. moo tax tey mbokk yi ñu sàkku ndimalu misère mu sell mi di sunu saytukat di sunu taxawukat nañ ko faral di ko ñaan surtout nag ni ko Abbé Pierre waxee ci ndoorte messe bi di ko roy mooy lan mooy xee ak seytaane rawatina ci sunu ngëm ci Krista bi. seytaane bëggul ñu tudd turu Yesu Krista. borom xam-xam yi ci ngëm gi dañoo jàpp ne seytaane ak gaayam yi
dañoo bañoon a jaamu Krista bi di baatu yàlla doomu yàlla bu def boppam nit. kon nag seytaane bëggul nit ki farlu ci ngëmam ci Krista bi Yeesu Krista. téere bi ñu jàng sànq nee na yàlla daane la ko ci suuf kon mu ngi fii waaye nag téere bi ne ku takku ci Krista bi kooku daan na seytaane te takku ci Krista bi mooy li ma wax sànq rek ngay jëfandiku ci moom gannaayoo sakarman yu sell yi. seytaane mën na ngëtën nit ki ci lu kéemaane waaye fekk na mu dugg ci moom ci lu ndaw a ndaw ci bàkkaar moo tax confession am njariñ ci bàkkaar ak ci tàmmeef yu bon yi yooyu ñooy buntu seytaane te catéchisme bi tudd leen ndeyu baakaar mbokk yi ñaata la ñu ndeyu baakaar yi wax leen way waaw 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 yooyu mooy tàmmeef yu ndaw a ndaw yi nga xam ne mën na may bunt seytaane bunt ci sunu fit te mu def loo ñu bàkkaar bu rëy a rëy ku iñaane sa morom boo moytul def lay indil nga boom sa morom moo tax ñu tuddee leen ndeyu bàkkaar di buntu seytaane kon bu ñu may seytaane buntu ci sunu xol bu ñu néewi doole nag xam ngeen mooy confessé te seytaane bëggul nit ki confessé bëggul ndege suufeel sa bopp la taataan ci yërmande yàlla te seytaane bëggul lool ni ko Abbé Pierre waxee ci ndoxte mes bi seytaane day soreloo nit ki yàlla day xëyee ak Krista bi day tas ngëm ak yaakaar surtout nag fi muy gën a feeñ ci communauté day indi division ŋaayoo day feexaloo nit ñi seytaane bëggul nit ñi juboo dafa bëgg nit ñi xeex ci seen biir seytaane bëggul jàmm ni ngeen ko déggee woy bi nee na fi coofeel ak xaritoo nekk yàlla nga fa fi coofeel ak xaritoo nekkul nag seytaane a nga fa xëy na yombul ñu ràññee fi ngëm gi ak yaakaar toll ci nit ki ci dundu chrétien ci communauté bi waaye mën nañu ràññee fii coofeel bi toll kon mbokk yi su nu àndee su xol yi nekkee benn su jàmm saxee su coofeel saxee nu ngi dundee yiwu yàlla nu ngi bokk ak yàlla nu ngi xee ak seytaane te def ñuy sore xam ngeen Michel Mousselami soxlawul ñu sore ci mooy njiitu malaaka yi moom Michel Gabriel ak Raphaël kon mbokk yi ndem Michel Mousselami mooy njiitu malaaka yi bi nu saytu war nañu ko amal dévotion bu mat mooy ñu faral di ko ñaan ku bëgg topp yàlla ku bëgg rëcc seytaane
na nga faral di ñaan Michel mu sell mi am na ñaan ci caabi aljana xëy na ma wax waa commission bi traduction ñu jéem ba ñu amal fi ay image ba ñu tàmm di ñaanu Michel mu sell mi nañu gàttaayoo médaille yu Michel mu sell mi nañ ko faral di ñaan ndax seytaane mën noo sore mbokk yi nañu yàlla may tey ci barke ñaanu Michel mu sell mi ñu mën a jëm kanam ci wàllu ngëm gi ñu jàpp bu baax ci coofeer ñu jéem a dundee yaakaar bés bu nekk ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amin. catholique bi bépp njiit yi ak ñépp ñi yàlla tànn jamono bi jaxasoo na sas yi diis nañu seytaane wane boppam bés bu ne leen Michel mu sell mi gën di leen sàmm ba ñu sax di jëfee lépp li leeral xarkanu jàngu bi ànd ak Michel ñu ngi lay ñaan. mi ñuy xumbal tey yàlla baay ñu ngi lay dénk ñépp ñi am sas ngir jiite seeni réew tolof tolof yi bari nañu bëgg-bëgg yi wute leen may leen doole ak xel ba ñu mën di sàmm seen askan lañu ànd ñaan. ñu ngi la ko dagaan ci barke Kristo bi suñu Boroom.
salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant suñu responsable conseil pastoral moo waroon a teew fii wax ak yéen tey mais dafa xaw a tawat moo tax ma jël parole tey en tant que secrétaire général conseil économique ndax àddu leen ay kàddu yu néew di kàddu ngërëm di gërëm ñëpp ñi fi teew dalee ko di suñu kilifa monseigneur André ñu teew ak ñun tey ak làbbe yi mu àndal maa ngi leen di gërëm bu baax a baax Abbé Pierre naa delluwaat si moom après donc di gërëm encore ñëpp ñu fi teew encore ci turu waa Palu yëpp di leen wax dal leen ak jàmm dal ngeen ba partage waaye dalaat leen ak jàmm voilà di gërëm itam suñu autorités yi teew fii di ko def chaque année muy monsieur le maire maître Antoine ak seen délégation ñu ngi leen di gërëm bu baax di gën a gërëm monsieur le maire musta dindil loxoom ci suñu waaju fête patronale monsieur le maire merci encore waaw maître Antoine aussi même chose voilà di gërëm itam ñëpp ñi nga xam ne dugal nañu seen loxo comme ni ko monsieur waxee ci ndorteel yi ñi nga xam ne itam bëgguñu ñu tudd seen tur ndax événement bi réussir kon ñu ngi leen gërëm bu baax a baax di gën a gërëm jeunesse bi depuis démb ñu ngi woon depuis samedi du mois waa sam démb ñu ngi si liggéeyu bâche yi Abbé Pierre expliqué na ko sànq ñu xëyaat fekk ngelaw li sànni yëpp ci àll ba ñu xëyaat encore defaraat donc di gërëm vraiment la jeunesse merci. maa ngi gërëm itam suñu mbokk waa Sédicom yi teew fii yi tax ba ñu mën a suivre messe bi en direct ci Facebook ñu ngi leen di gërëm. maa ngi gërëm itam suñu jabar ya suñu yaay yi nekk ci cuisine bi depuis démb ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax naan naaj bi tàng na métti na lool waaye noonu la mënut a ñàkk. gannaaw loolu ma delluwaat si ngërëm bi ci Abbé Pierre. Abbé Pierre dund naa ñun fii juróomi at mu doon wéyal li Abbé Auguste defoon Abbé Auguste daa commencé woon samp mais moom mu ñëw bu gën a dëgëral ni ko monseigneur waxee kuréel yu bëri ci biir jàngo bi taxawal na ko te ànd nañ di liggéey ak moom ci at bi 5 ans yi merci beaucoup soxlul may lim li mu def waa Palu gis nañ ko mën naa ne sax néewee ci aljana ñu ngi gërëm Abbé Pierre ndax laan clôture cimetière yi merci def naa benn mbaam wala béy wala xaw ma laan dootul jogati ci tomb yow kon Abbé Pierre merci beaucoup Abbé Pierre moom mooy vraiment gërëm la li nga def fi moom xëy na bu ñu paree dañ ko jéem a rafetal ak ay quelques cadeaux gën a dolli gërëm ak quelques cadeaux daal di ko gërëm encore donc mën nañ ne ñun waa Palu dañoo liggéey ak Abbé Pierre 3 ans d'affilée yoo xamante ni ñuy participer maanaam bii dañoo jógee cimetière ya pare cimetière ya dem presbytère pare foofu mur bi moo des ñu ngi koy commencé nañ ko waaye doolu mbokk teem xanaa liggéey wala moo caw la doolu mbokk ci dënn borom la yem voilà donc mur bi taxaw na tuuti ndax amatuñu ci moyens yi mais Abbé Pierre encore merci waa Palu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax bëñ ak lamwe ñoo ànd léeg-léeg ñu matante loolu mun cee ñàkk ñu ngi lay baalu àq ci suñu matadi parce que kenn mënul yàlla rek moom ñu ngi lay baalu te def naa waa Palu baa ngeen Abbé Pierre voilà kon jërëjëf Abbé Pierre waa Palu baa ngeen jàmm li nga def fii soxla du la koy waxaat Diourbel boo demee xam naa moom di nga def lu raw loolu xam naa ne zone bu metti la parce que c'est tellement encadré avec nos frères musulmans xaw na metti mais
mission la daal voilà donc ñu ngi lay gërëm bu baax a baax su ma paree si gërëm bi dinaa jox monseigneur parole bi mu wax ay quelques cadeaux su paree ñu def remise de cadeaux yi ressortissants yi bu cadeaux yi paree itam bëgg nañu ñu ñëw fii ak seen enveloppe parce que ñoom itam ñoom lañu bàyyile am ndey la dañ ko xew bi ñoom ñoo pare ne daal xew bi ressortissants yi nekk Dakar, Thiès, n'importe où dans le Sénégal daal ñoom lañu parrainé bés ñoom ñoo parrainé bésu tey bii donc bu monseigneur waxee ñu def remise de cadeau yi après après dina tëj ak benn mot maa leen di gërëm yéen ñi. voilà balaa monseigneur André jël kàddu gi damay njëkk rafetlu suñu jeetaayu tey. di gërëm monseigneur mi fi teewee tey ndax am na sargal gërëm itam l'abbé Pierre Claver gërëm itam mbootaayu Kerté di Palu di gërëm itam teewaayu l'abbé Raymond du vicaire épiscopal chargé de la pastorale ci suñu diocèse de Thiès man ak monseigneur depuis démb bu ñu def passation bi di gërëm itam l'abbé fi teew di gërëm itam monsieur le maire di ko waxee sànq ci teewaayam maître Mbengue ci teewaayam di gërëm itam benn doomu Palu bu fi nekk c'est très discret mais ndax turam non baal rek le général Martin Faye. bëggul ne rek ñu wax ñu bëgg ci moom mais gis nañu loxoom ñu mu koy dugalee itam ci doxalinu jàngu bi soxlu ma koy wax. di gërëm teewaayu sœurs yu bari fi teew ak frères yi ndax bokk ñun tey ci bés bi lee ndax xumbal Michel bu Selemi. dibeer bi lee wéy fële ca Morolan defoon nañu meesu tàggatoo ak l'abbé Pierre gërëmoon naa ko foofulee léegi lu mu nekk responsable Palu itam nekkoon na en même temps vicaire ca Morolan am na kuréel yi mu yore woon tamit di ko doxal ci Morolan voilà yooyu yëpp liggéey na ko pendant juróomi at yi fi nekkoon xamante nañu bu baax parce que balaa ñu ñëw fii nekkoon na tamit sama vicaire ba ma nekkee curé Fandène vraiment xam naa cawarteem di ko gën a ñaanal ndax lépp li mu fi liggéey su demee Jurbel tamit xel mu sell mi gën ko may doole ak cawarte bi mu gën a mëttali wéy loolu. moo tax tey jilee ci turu waa Palu yëpp ci mbootaayu Kerté même ba Morolan léegi l'abbé Denis ñu ngi lay àggali tey ak jàmm daanaka ak jàmm file ci Palu file ci Morolan c'est vrai que dina yore. mbootaayu Kerté fii ci Palu mais de temps en temps tamit dina ñëw Morolan jàngi mees ci mbootaayu Kerté Morolan la bokk ba léegi vraiment di ko wax dalal jàmm te di ñaan waa Palu yëpp itam ngeen jàppale l'abbé Pierre ngeen yokk góorgóorlu jàppale l'abbé Denis ndax mbootaayu Kerté gën a jëm kanam ndege fondation Pierre def na base yi lu ci des moo yëkkati tabax bi ba tabax bi mën ngeen doon lan paroisse waaye nag soo leen di jàppul rek ñoom Palu voilà ñëpp a ciy jàpp jàngu bi du l'abbé Denis du l'abbé Gabi du monseigneur kon ñun ñëpp suñu gën a jàppoo lëkkaloo ku nekk di teew di bokk di joxe ci kanam rek la ñuy jëm te foog naa ni am ngeen yéene bi am ngeen pas-pas bi te fa dina dem kanam dañu dénku ci Michel mu sell bi dénku itam ci Notre-Dame de Morolan ndax bés bu nekk itam mu gën ñoo teewe vraiment di leen gërëm Denis dalal ak jàmm te itam sa tànk file sa mission bi file ma neex itam gën a jëm kanam merci beaucoup. bi sas ñoom dinañ ko mëtal ci ndimbalu Mariama suñu ndey bañ église Palu secteur pastoral Palu xam ne jigéen ñi ay ker lañu kon donc loolu laa amoon li may yeggali ci turu jigéen ñi waa Palu. c'est pastoral daatari voilà mën nañ daal di yëpp secrétaire comment dirais-je trésorier Martin Gueye mën na préparé wu.
Voilà. Gis ngeen affaire boobu def naa dina la jot. Voilà. Voilà, bu conseil pastoral mu ngi nii. Donc ak pantalon bi. Waaw, def naa jox na la de pantalon. Voilà. Dañ la xaw a niroo moo tax ma boole leen. Aca kii nee na sër la pour sangu. Waa gàtt yi ñoo la ko may. Voilà. Voilà. Donc, Abbé Pierre, mouvement masse. Marie-Noël mooy ñëwaat encore. Après kay taxaw ni. Gannaaw mees aussi, mouvement masse dinañ ànd ñu samp benn garab fële Abbé Pierre moo koy samp en souvenir. Donc gas nañ ba pare def naa Bernard andi na garab yi bu andul tey moom voilà. pour wax que ne li mu fi jiw ni ñuy arrosé garab yi noonu la ñuy arrosé secteur pastoral Falo ba déwén ak jàmm mu nekk paroisse. Amiin waay. Voilà Abbé Pierre waa mouvement mag si ñoo la jox lool gars yi jox nañ la ay yére jox nañ la sër jox la dàll ok jéem léegi lan moo des passe bi ah. Martin comme trésorier kon joxal ma Abbé Pierre passe bi xam naa lii la gën a bëgg moom lii ma wax naa lii la gën a bëgg voilà donc merci beaucoup lii la ñu amoon vraiment Abbé Pierre di la gën a gërëm encore voilà merci beaucoup. Voilà fàtte woon na oui les ressortissants am na waa Thiès Dakar Tamba diaspora bi voilà waa Thiès ñu ngi ñëw mooy Alexandre Mbengue Bernadette moo waa Dakar Bernadette Edo ak Boniface ana Boniface moo dire Martin Gueye mën na ñëwaat trésorier bi ak Maurice Gueye aussi de la chorale rapidement nañ fi tàng na gars yi xam ne mar nañ bière waaw ndox am na kay waaw ak ndox ak leneen rek tu peux prendre la parole. maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu seen teewaay di gën a ñaanal ñëpp ay weer ci ginnaaw Abbé Pierre moo yónnee benn bataaxel ci ressortissants yëpp ne leen bi ñu toogee fii nii dañoo jàpp ni feeru rëbb bi dañ koy ressortissants yi ñoo koy parrainé bi mu waxee loolu nit ñi xar seen tànk tubéy muy fii ci Thiès ak Dakar ak diaspora bi ba mu nee Thiès nag ci biir Thiès boole nañu ressortissants yoo ñi nga xamante ni ñu ngi ci yeneen dëkk te bariwuñu foofu léegi ci loolu ma xaw a gàttal rek délégation 4 personnes yi mooy délégation bi représenté Dakar ak Thiès ci turu Boniface Faye ak Bernadette Mbengue délégation bu Dakar ci turu Edouard Mbengue ak man mi Alexandre Mbengue délégation bu Thiès ñun nag dajale nañu as tuut ci xaalis Dakar ak Thiès laa wax ak ñi ma wax ni Thiès lañ leen dugal ñu dajale xaalis bi def ko ci enveloppe bi xaalis bi toll ci 502 500 maanaam téeméeri junni ak juróomi téeméer nee nañu lii
bu ñu nee ressortissants yi bari nañu bu ñu toppee ni bari nañu xaalis bi avant naa mu ëpp nii waaye jàng bi li mu laajte mooy ku nekk tibb as tuut dugal moo waral ñu am lii di gërëm itam waa Dakar di gërëm waa Thiès ak ñépp ñi tibb ci seen as tuut def ko ci enveloppe yi ñu ne dañ koy jébal waa communauté wu Palo bëgg rek jox enveloppe yi trésorier wu conseil économique ci kanamu ñëpp voilà maa ngi jégalu di gërëm ñëpp itam di leen wax ni xaalis bi mu ngi nii ñu koy jébbal communauté wu Palo ma di leen di jaajëfal. sumay mbokk yi gannaaw ba ñu sante yàlla jaarale ko ci l'Eucharistie bile ñu xumbal maa ngi leen di gërëm yéen ñépp ñi fi teew ndax ànd ak ñun te bokk seddoog ñun bànneex bile dal leen ak jàmm fii ci Palo bëggoon naa itam nuyu te gërëm bu baax suñu kilifa bu mag bi fi teew tey di Monseigneur André Guèye Monseigneur jërë nga jëf ci sa teewaay te yàlla na la borom bi wéy di taxawu ci sa liggéey yéen sumay mbokk Palo ni ma ko waxee sànq tey bésu ngërëm la yàlla amatanoon ni surgaam te jaarale ko ci ndogalu Monseigneur mu dénk ma liggéey fii ci secteur bi am na juróomi at dëgg la su ma sañoon du fi yem ngir coofeel gi ma am ci yéen wax dëgg ànd bi neexoon na lool te rafet itam waaye yàlla fii la ko yemalegum maa ngi gërëm ku nekk ci yéen waaye itam di leen baalu àq bu baax damay dégg ni Abbé Pierre tabax na fi lii wala tabax na fi lee waaye defuma fi dara lépp yéen la su ngeen ci jàppaloon di lépp du am te ci kaw loolu ma bëggoon leen gën a ñaar ngeen gën a sopp te fonk seen Palo mooy ñi fi dëkk ak ñi nekk feneen ndaxte fii lu ngeen fi defal lu fi am te bëggoon naa dellu ci lu am solo lii tabax bi gën a am solo mooy tabax suñu communauté ñu bokk doon benn xol yi booloo te ngëm gi jëm kanam na ngeen góorgóorlu itam ci loolu à présent je me tourne vers vous, Excellence, pour vous traduire toute ma reconnaissance et ma gratitude. J'avoue qu'au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi, après une seule année à Saint-Jean-Baptiste, je devais quitter pour Palo. J'ai tout compris finalement. La preuve, le départ est pénible pour moi. Monseigneur, j'ai beaucoup appris ici. Merci pour le soutien multiforme. di gërëm bu baax Abbé Gabi wax na ko sànq man du ma curé waaye yombal na ma liggéey bi bu baax a baax lu mu ko wax nii moom laa bëgg a def Palo rek mu ànd ci loolu tax ñu toll fii tey merci Abbé Gabi. di remercier bu baax équipe pastorale l'abbé Henri Alphonse
nga xamante ni dafa am empêchement moo tax mënu fee teew ak équipe bu sœur yi jërë ngeen jëf. liggéey bi su àggee fii dafa fekk ñu bari jàpp ci man nag dama lim tur mu di cimetière bi mu di salle des jeunes bi mu di presbytère bi mu di liggéeyu jàngu bi mu di garderie bi su eggee fii parce que ñu bari dañ ci dugal seen loxo wax nañ ko itam feet bi su tollee fii ñu bari dañu jàppale yéen ñëpp na leen yàlla fay seen xol yéen ressortissants yi maa ngi leen di sant bu baax bi ngeen nangoo parrainer bés bii de waaye nag am naa appel pour yéen am na wax bu ma fi waxoon te maa ngi profité di si baalu bu baax dañu ne woon feet ressortissants yi du ñu ñëw assemblée générale ci taatu garab bi man ni ressortissants yi du ñu ñëw parce que ñu bari suñu ñëwee du ñu am fu ñu fanaan moo tax du ñu bëgg a ñëw metti na am na ñu mu metti mais c'est un appel aussi man maa ko waxoon ñu bari suñu ñëwee du ñu am fu ñu fanaan te loolu c'est un appel un cri que je lance aujourd'hui waxuma ñu ñëw dëkk fii ak seen njaboot waxuma loolu mais ku ci nekk nag dellu fa nga dëkk am fa dëkkuwaay bu diñ lépp lu fa xew nga mën a teew nañu xool dëkk yi ñu wër rek ñu nekk ci teew ba ñu ngi liggéey seen gox bu baax waaye ñun ñu bari toog rek foog a toog ñu fàtte ni fii la ñu bàyyi ko yéen a ma wax ne Saint-Michel bu njëkk ba kaar yi dañ doon jógee Dakar ñu naan fii yéen a ko wax loolu laa bëgg mu dellu si ressortissants yi na ngeen jàppale bu baax seen dëkk maa ngi dénkuwu léegi ci yéen di dénkuwu ci ku nekk ci yéen ndax mission bi ñu ma dénk bi ma mësuñee dénk fële ci Diourbel doon lu oyof ci man maa ngi ñaanal itam bu baax l'abbé Denis nan la yàlla jàppale te nan la taxawu itam di gërëm sumay xaritu l'abbé yi fi teew tey ñëw nañu taxawuma fekkee bés bii de l'abbé Clément Tade Ndiaye doon économe petit séminaire bu Ngazu bi sama promotionnaire l'abbé Armand Ngabi Ndiaye ñu falandoo ñu même bés ñun ñett te mu yor Sédicom gërëm nañ leen sànq ci seen liggéey bu rafet bu ñu def ci biir diocèse bi ak feneen itam l'abbé Antoine xam ngeen ko Morolan la dëkk chaque fête pratiquement mu ngi fii ci suñu biir merci cher bon frère. dama dellu ci bilan bi Habib Dia def démb bu rafet la xaaral na yoon wi joxe na direction bi Habib Denis ak vous les conseillers surtout ngeen wéy ci man itam bokk naa ci ressortissants yi te kenn ci dul sama tur Habib Dia bokk naa ci ressortissants yi maa ngi leen di nuyu ci turu Abbé André Mbengue ak ci turu Abbé Patrice ñoom itam seen loxo ñëw na dinaa ko jottali gannaaw mees bi kon defe naa wooñe bi dina gën di jëm kanam te maa bëgg du ne damaa dàkk Abbé Pierre fii déedéet def na fi 5 ans pour mu jógee Saint-Jean-Baptiste metti woon na waaye nangu na digal mu ñëw fii Baro nee na xam na léegi waaye fekk na itam def na fi 5 ans te mu war a doon curé te Baro nekkul paroisse kon nag mënul nekk curé fii moo tax ma gën di leen encouragé des na tuuti encore rek lii ñu wax tey bu jëmee kanam
defe naa yàggul di ngeen mën demal seen bopp defe naa kon nag na jëm kanam. maa ngi rendre hommage gërëm mag ñi boobu ba tey ñoo tax ba ñu tasee fii tey seen cawarte ak seen takkute ci Krista bi maa ngi di gërëm surtout ñi nga xam ne yàlla oo na leen ren ñu uyu si ko na leen yàlla ubbil buntu aljana dolli wér ñuy wérati jeunes yi maa ngi leen di gërëm bu baax Abbé Pierre wax na démb seen taxawaay fi la ci Palo maa ngi leen gërëm ci loolu di leen encouragé bu baax ndege defe naa bu ñu waxoon bachelier Palo fii ce n'était pas facile bu ma jóomul defe naa Abbé Patrice mooy jiitu kon léegi bari nañu ay jeunes yi nekk université ak formation c'est une bonne chose na ngeen ci góorgóorlu bu baax ndege formation ak jàng tey kenn mënu leen bàyyi ci ginnaaw laajte naa démb naka nawet bi am ku ma ne monsieur daanaka ñi béy ren bariwuñu suñu béyul foog ñu jàpp ci leneen mu profité ci pour itam ñu bañ a fàtte ne dañoo doon suuf si bu doon jaay kon ñu bari duñ ko fekkee kon nañu xalaat itam ci xale yi ci njureel bi ñu bañ leen xaañ seen avenir war nañu jaay ndax fekk soxla waaye nañu xalaat ne itam am na ñi ñëw ci nun après nous dinañu am itam soxla kon nañu waxtaan ba juboo ci li ñuy def ak sunu tool yi. maa ngi gërëm monsieur le maire dégg naa ne dugal nga ci sa loxo ci wàllu ndox mi Abbé Pierre moo ma ko wax Abbé Pierre nee na ma monseigneur facture ndox waa Palo du ñu ko tàmmati fay te à chaque fois monsieur le maire mooy ci dugal loxoom mbokk yi loolu c'est pas normal ku utiliser ndox daf ko war a fay kon compteur yi ñu ngi fi ku consommer dafa war a fay sinon bu compteur yi nii dañuy tëj forage bi nañ ci jàpp bu baax a baax monsieur le maire merci. joxe te nga nekk ci discrétion maanaam ñu bañ ko xam loolu yàgg na fi ci Palo am na ñu bare ñuy joxe te bëgguñu ñu wax seen tur nañu respecté ñooñu parce que noonu la Palo te ñooñu ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye foog ñi war a xam-xam itam voilà ñi war a xam mooy responsable bi ak man mii ak curé bi il faut ñu xam te maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ak itam waa conseil war nañu xam itam bi ñuy def bilan de Abbé Pierre tàccul na femme catholique yi ak waa mat ak catéchiste yi vraiment maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di encouragé léegi loolu wane na ne yéen a ngi jublu ngir doon paroisse bu amul femme catholique du paroisse bu amul Marx fii du paroisse ak yeneen groupe yi ak catéchisme paroisse bu amul catéchisme du paroisse démb ci waxtaan bi am na kenn ci conseil bi ne ñun de Pa Michel moom mooy jàngal catéchisme kon nag catéchisme yi maa ngi leen di gërëm bu baax parce que ngëm gi foofu lañ koy jottalee transmission xëy na parents yi ñoo war a jiitu ci transmission ngëm gi waaye catéchisme am na solo ci paroisse maa ngi leen di gërëm chantier yi bare nañu Abbé Pierre commencé na il faut que Abbé bi continuer wax naa ko sax fii Abbé Pierre bàyyee yëf yi
foofu nga koy jëlee jëmloo ko ci kanam a kanam te loolu lañu seetlu ci yow te defe naa chrétien yi ak kuréel yi pare nañu ngir jàppale la bonne chance na la yàlla jàppale bu baax a baax. ma tëj ak lii élection yaa ngi ñëw élection yi ku nekk am na partenaire ak fi ngay jublu waaye jàmm ak mbokk kenn waru leen yàq ngir élection nañu ut njëriñu dëkk bi nañu ut jàmm bu ñu ŋaayoo bu ñu xuloo bu ñu xeex dañoo bëgg njiit bi nga xam ne day gestu askan wi taxawu leen bu baax a baax bu élection yi passé ñëpp ànd doon benn liggéeyal dëkk bi waaye concurrence bi lu baax la ndax ñu xam ku nekk sa programme ak li nga bëggal dëkk bi bu loolu leneen nag ku nekk ak conscience am ak xelam ne kii la jàppale mu yam fa bu jeexee kii gagné na kale gagné na dëkk bi jëm kanam moom rek la ñuy seetlu ci élection waaye du affaire mbañ affaire ennemi déedéet jàmm la ak programme bi nga xam ne tëral nañu ko ndax dëkk bi jëm kanam monsieur le maire ak Antoine ak yeneen ñi yoolu ak acteurs politiques yi nekk fii loolu itam maa ngi leen koy ñaan ndax yàlla jàppale leen xelal leen ba lépp li ngeen bëgg yàlla barkeel ko ak itam yàlla may nu dëkk bi gën a jëm kanam. maa ngi gërëm Coran bi avec fàtte na leen de ah alors que yéen a way yàlla la tax na jógal xeetali ko voilà maa ngi leen di gërëm bu baax voilà avec Pierre ah wax nga ko sax bésu ba neex la waaye defe naa rongoñ bokk na ci baneex rongoñ bokk na ci baneex du naxar rek kon ñu ngi lay ñaanal maa ngi lay gërëm je vous assure de mon soutien bul fàtte waa Palo dañu la fàtte yàlla xam lii ñëw ca kanam voilà gudd na waaye nii la na yàlla barkeel bés bi barkeel cuisinière yi barkeel ñëpp ñi joxe ñëpp ñi teew ñëpp ñi ci dugal seen loxo na yàlla yokk mën-mën bi am bi ak wérgu yaram loolu laa leen bëggoon a ñaanal tey kon ñu jóg ma jox leen barkeel bi mujj na yàlla wàccee ci kaw ñëpp jàmm ju mat sëkk coofeel ngëm gu takku ak yaakaar bu am doole na yàlla sàmm ñëpp ak ñaanu malaaka yu sell yi ndax bés nu ànd taasu ci seen barke ca aljana et benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa es alleluia, alleluia. Pasang
Cedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.